salaamaaleykum mbokki auditeurs Sud FM ñu fas yéene ñëw tey yéen si seen émission waar wi tey jii ñuy waxtaan loo xam ne lu am solo la si wàllu mbay rawatina muy production bi wala autosuffisance alimentaire loolu di jiw bi nga xam ni jamono yii ñu nekk rek xam ngeen ni loolu mooy def actualité bi ndax am na ay mbir yu bare yoo xam ne mu ngi lax su tey jii si wàllu jiw bi dégg ngeen ñi ngeen xam ni ñoom ñooy def certification bi lu mel ne par exemple Sintas. ñoom teew nañ fii seen président di Samba Gueye nu nuyonteeg moom Samba nu lay gërëm sa teewaay di la nuyu di la bàyyi nga nuyonteeg mbokku auditeurs yi ak gaz Sud FM yi. jërëjëf sëñ Makhtar asalaamaaleykum wa rahmatullah waa mbokk auditeur Sud FM ñu ngi leen di nuyu ñu mu bokkal plateau bi muy président Cissé ak président Thiam di ñaan yàlla léegi fu luñ fa wax. yàlla na nekk luy jëriñ Sénégal yëpp. voilà beneen gan gi moom tam teew na muy Cheikh Tidiane Cissé di président association agriculteur bu Kaolack sëñ Cheikh ñoo ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyonteeg Sud FM yi ak auditeurs yi. ñu lay fay Makhtar di la gërëm ci invitation bi ñu invité nii. wax dëgg yàlla kontaan nañ ci loolu ndax Sud FM dafa nekk rajo bu nga xam ne. rajo la bu askan bi di déglu te wóolu ko lool donc soo ñu ooyee fii da nga maam di wax lu nga xam ne tey jii mooy ay di njàmban muy mbay mi nga xam ne fi mu nekk nii ñu ngi si campagne hivernale bi ñu war si waxtaan dañ ci kontaan lool dégg nga di wax nag auditeurs yi ñu dégloo ñu xel te ba ñu dégloo xool te di ñaan lépp lu ñu fi wax dégg nga maam mu nekk njëriñu askan wi te yàlla jàppale ñu ba lu ñu fi wax dégg nga maam mu nga xam ne lu jëriñ lay doon. Mamadou Thiam moom mooy président wu UNIS du Union nationale interprofessionnelle bu semence nekk kuréel boo xam ne moom yàgg na si wàllu semence ku ñuy wax sa Moussa Djigo tàmmoon na di fi ñëw daal di ko jiite woon ay jamono tey jii ki nekk si boobu moom mooy Mamadou Thiam nu lay nuyu di la gërëm sa teewaay di la bàyyi tam nga nuyoon teg Gaz Sud FM ak auditeurs yi. jërëjëf donc maa ngi leen di sant yéen waa Sud. ci émission bi ngeen organisé di la préciser ne Modou Thiam laa tudd donc président de l'Union nationale interprofessionnelle des semences UNIS regroupé aussi ay entreprises semencières donc nekkuñu jógewu ñun ci commission yi waaye ñun ay entreprises semencières la ñu yore maanaam ñi nga xam ne bi ñooy def jiwu di ko yóbbuwaat ci baykat yi di leen ko jaay donc loolu mooy sunu métier. ma profito gërëm sama ni ma fi toogandool di suñuy naataango di ay partenaires à commencer par le secrétaire général du Sintas monsieur Gaye maa ngi koy nuyu di nuyu syndicat bi yëpp à travers sa personne di nuyu aussi Cheikh Tidiane Cissé bi nga xam ne bi tey moo fi toogal kuréelu baykat yi donc di ko yónnee ay nuyoo moom it jëmale ko ci sunu mbokki baykat yi nekk ci Sénégal gi yëpp yàlla may nu nawetu jàmm boo xam ne bii dina dal te yàlla may nu aussi ay résultats jërë ngeen jëf. voilà beneen invité bi nag kooku moom yaakaar na bu fekkee tam teewul xëy na daanu mën nekk si micro bi di wala si téléphone bi pour mën bokk si émission bi ñoom ñoo waroon toogal commission bi nga xam ne ñoom tam ñoo amee wàllu joxe semence beeg ak di topp hivernage bi wala ay mbirum jaay gerte te Aliou Dia daal di ko jiite bi nu mujjee jokkaloo ak Aliou Dia mi ngi doon wax dana seetal kenn ku ñëw waaye ñoom fi nu nekk tey jii. ñoo nga actuellement sax xumbute vallée ba donc de toute façon du fekkee ni kenn mën na dugg si ñoom daanu ko nekk di fàttali ki nga xam ni tey ji moo nekk si partie technique bi kooku mooy Assane Thioune Makhtar Sall di leen présenté émission bi di wax tam ñi nga xam ñooy suñu mbokku auditeurs yi du fekkee ne bëgg nañ bokk si émission bi mën nañ woote 88 628 98 98 du fekkee ne gaa bitim réew yi nanu mën nañu woote si 33 841 22 33 ñuy gërëm également ñi nga xam tam ñoom ñooy suñu partenaire également muy LBA la banque agricole LBA di banque boo xam ne moom fa mu gën méttee moom si mbay lay jàpp maanaam muy production te doone production moom du baaxee rek kooku ñoo jëm autosuffisance donc góor ñoom si jàppale bi nga xam ne moom la ñuy jàppale émission waar wi bu Sud FM nu tàmbali waxtaan wi tey ji nag damay commencer ak Modou Thiam puisque yéen ngi yëngu si wàllu jiw UNIS nekkoon na loo xam ne man tàmmoon nañ ko dégg waaye man gëj naa dégg UNIS lan mooy xewoon ba nga xam ne dafa mel ne léegi daal kuréel bi dañ ko daan dégg dafa mel ni kenn déggeetu ko noonu si wàllu ji bi. jërëjëf. donc effectivement UNIS nag boo dee si xool mooy taawu organisation yi fi nekk ci wàllu jiwu ndax depuis 1992 ci la UNIS juddu woon
donc mu mel ni donc plus de 30 ans ngi nii UNIS ou bien léegi mu jógee 30 ans UNIS a ngi évolué xëy na peut-être suñu communication xaw naa des parce que man bu ñu ko seetee maa ngi soog a bokk ci émission fii ci Sud FM. li may ñëw sax damaa laajte. donc bariwul lu may ñëw ci plateau de télé ci plateau de communication yi. waaw donc xëy na loolu moo tax amu leen benn kii ak UNIS mais tey boo dee wax Sénégal di wax kuréel goo xam ne gii moo ëmb ñi gën a yëngatu ci wàllu jiwu yaakaar naa ne UNIS bu nekkul ca bopp ba aussi xam naa ne mën naa ne ma nga nekk ci ña nekk ci bopp ba tey jii au niveau national comme au niveau international daanaka UNIS moom la ñu gën a xam ci wàllu regroupé ñi nga xam ne bii ay acteurs lañ ci wàllu jiwu. Donc sur ce plan-là, donc il n'y a pas de souci. C'est vrai que man maa ngi à la tête de l'UNIS actuellement depuis 4 ans, 5 ans. Succès défi, mon grand frère Amadou Moustapha Djigo, mu nekk toujours membre de l'UNIS parce que mu ngi ci biir di yëngatu. waaye maa yore tey présidence bi UNIS nag daanaka law ci Sénégal gi yëpp ndax boo ko dee xool am nañ 5 coordinations yoo xam ne yi mu di ay zone ñu ngi commencé ci vallée bi ba ci Casamance. commencé ci Dakar ba ci Kédougou donc lu ñu am fa ay représentants am fa ay ndaw ñu wëlbati ko aussi au niveau régional maanaam ci Afrique ñu bokk ci kuréel bu ñuy wax association africaine pour le commerce des semences ñu koy wax AFTA donc ñu nekk membre du conseil d'administration dirigé aussi AFTA Afrique de l'Ouest waaye ñu rax ci dolli aussi on est membre de la fédération internationale des semences nga xam ne ñii def jiw ci àdduna bi yépp Asie Afrique Europe Amérique ñëpp ci la ñu bokk donc UNICID di ci sogo adhéré il y a 2 ans donc. tey ji capital semencier bu Sénégal ñaata la ak UNIS participation ci capital boobu ñaata la également. bon capital semencier bi ñaata la ñi ngi naan 120 000 tonnes. ñi ngi naan 150 000 tonnes waaw kooku mooy bu yàgg ba mais kooku àggul fa. waaw moom laa la wax dama ne la ñu ngi wax 120 000 tonnes ñu ngi wax 150 000 tonnes bon ay techniciens ngi fi yaakaar naa ne dañ ci mën a indi ay précisions. Bon, UNICID am na ci part bu mu ci def parce que nous regroupons un certain nombre de producteurs de moins d'opérateurs qui sont en tout cas des semenciers. Bon, léegi quelle est la part de l'UNIS dans tout ça là? Je sais que l'UNIS ak lu mu gàtt war na tey regrouper au moins 60% de ce capital semencier là. Donc là mooy li nga xam ne bii mooy sunu xayma bi nga xam ne bii moom la ñu jàpp. at yi passé li nga xam ne moom la ñuy joxe si jiw mi ngi nekk def naa ay boor 70 000 tonnes ak yu demee noonu 75 000 tonnes. C'est au ça. maximum. donc xëy na 55 000 certifiés ak yooyu. Voilà. waaw yéen ban jiw ngeen di defar certifié wala écrémé bi yéen a ngi tam ba tey wala naka la demee. ñun bu ñu wax jiw nag ñun yéen bu ñu leen waxee jiw rek gerte ngeen di xalaat. mais jiw nag dafa yaatu. si lépp la. gerte ngi fii. dugub a ngi fii. sésame baa ngi fii. maïs ñebbe jaa ngi fii maïs jaa ngi fii. sorgho baa nga fële aussi. ceeb bi nekk loo xam ne aussi lu ci am solo la. te loolu lépp dañu am ay membres yoo xam ne ñuy ñëw ci yëngutu. boo ko boolee tey du ñu wax capital semencier arachide seulement dañu naan capital semencier sénégalais. donc mu regrouper toutes ces spéculations te lu ci nekk baykat bi soxla ko. donc pour dire que donc noo ngi ci yooyu yëpp ñu ngi ci yëngutu di ci joxe ay semences chaque année donc processus bi mooy ñun dañuy jël semence de pré-base ci ISRA ñoom ñooy chercheurs yi ñoom ñooy gëstu jiwu ba génne ko di ko ful ba mu dem ci G3 mu jox ñu ko ñun ñu def ci ay base def ci ay R1 def ci ay R2 su ko jox baykat yi donc certifié moo nu tax a jóg. waaye ku nekk dina xam ne tey jii compte tenu de quelques problèmes yoo xam ne yi recherche bi am na ko pour jox nu pré-base yu doy nit ñi moo tax ñuy dem des fois ba ci li ñuy wax ay R3 R3 aussi CEDEAO muy kuréel gi nga xam ne gi moom la ñu bokk ñun ñëpp ak pays 16 pays de la CEDEAO 15 pays de la CEDEAO et 2 pays du CILS muy 17 pays ñoo bokk législation semencière boobu donc nangu nañu R3 bu fekkee ne variété ba amul ay R2 R3 nag daanaka moom R2 ñoo xaw a yem ci kaw kee da ko R3 R2 dafa mag R1 da koo gën a bees mais R3 ni ñuy multiplier R2 noonu lañu koy multiplier tout venant nag moom daf ñu dab ci biir filière bi daaka boo ko dee set ab góom li ci boo xam ne bii ñëpp bëgg mu jóge fi
waaye la ko fay gën a jógee carrément mu dem yoonam moo di ñu mën a dem ba nga xam ne bii li ñuy soxla ci ay variété recherche bi dina ko mën a génne muy ay G3 yoo xam ne dina doy sëkk ci variété yu nekk ba tey boo dee xool am na variété yoo xam ne yi pratiquement dañu nekk déficitaire en G3 tant qu'on est déficitaire en G3 nag. doo mën a avancer. R3 day ñëw écrémé dana toll foo xam ne fii il faut mu ñëw. donc loolu it laa bëggoon ñu déggu ci bu baax quoi jërëjëf. d'accord ma ñëw si Samba Gueye voilà dégg nga def naa Modou Thiam léegi lu muy expliqué yéen itam également ingénieur agronome ngeen te def naa mbirum semence certification beeg yu bëri yéen a ko amee est-ce que mën ngeen waxal tuuti si processus bi Sénégal tey jii fi mu yem si wàllu semence est-ce que nekkul loo xam ni muy en quantité si semence écrémée bi pardon semence certifiée bi waroon na ko tey jii dépassé bu baax a baax te danaa wax bu njëkk ba capital 120 000 la woon te kooku mel na loo xam ne lu yàgg la woon léegi def naa ñi nekk si bay bi te li gën bari tey jii donc léegi sax 120 000 tonnes xëy na kenn waratu ko wax waaye léegi fi ñu nekk léegi suñu état semence nga expliqué nu ko ba pare wax nu lan moo waral nu stagné parce que pour man stagné laa mën a wax si wàllu semence. ci am ci jiwu maanaam. dafa néew boo xam ne. méngoowut ak liñ bëggoon. muy objectif yi. boo seetloo am na fonds bu ñu doon wax fonds comme arachide 2006 2007 dañ fi commencé woon def ay coopératives de producteurs de semences d'arachide mu nekkoon fonds boo xam ne bii nii loolu li ko taxoon jox mooy relancer le capital semencier. Effectivement ba léegi coopérative yooyu yokku na am na ñu fi des waaye doyul waaye aussi comme ni ko président Thiam waxee recherche bi maanaam ñu war a produire pré-base bi ak base bi def recherche commencé ko ci G1 G2 ba pré-base war koo jox multiplicateurs yi nga xam ne ñu mel ni UNIS. ñooñu aussi li ñu am ci seen capital seen station de recherche yi doyul. ngir ñàkk moyen. ñi nga xam ne ñoo ko war a certifier nag nga xam ne ñun ñii ñoo nekk ci topp ko ci tool ba balaa ngay def déclaration semence fekk bañ koy certifier mu am déclaration suivi am homologation ba dem ci certification bay joxe ay vignettes rek yooyu ñu war ko séddale loolu aussi dañoo manque moyen bu bare moyen bi ci nekk mooy moyen humain maanaam techniciens yi nga xam ne ñoo ko war a def doyuñ ci Sénégal parce que ñi fi nekk bëgguñoo liggéey ministère agriculture ndax li muy fay lu néew la képp ku fa ñëw boo fayee ko sa premier weer bu ci tegu yaa ngi seet feneen foo dem ndax xam ne lii jëmul kër. loolu nag mu nekk lu métti loo xam ne lii ni syndicat bi xeex ko moo ñu tax a jóg ñun pour que loolu dañ fii parce que balaa ngay naan jiwu bi il faut ma am ay techniciens yu xam mbay xam ñu ko mën koo topp ba mën a wax ne lii certifié la lii du certifié la ñooñu pour ñu nekk fa motiver leen pour ñu am moyens yi nga xam ne moo ci war muy oto muy moto muy bureau bu baax loolu du ay nit ñoo xam ne nii ay nit ñu néew la dafa war a nekk ñu bari ñoo xam ne ñii dañ leen former ñi am xam-xam ñi am motivation mën ko topp loolu moo tax ba xam ne suñu capital semencier néew na suñu objectif bi ñu amoon ak réew yi ñu wër sax ñu ci ëpp bari bu ñu quitté Sénégal muy ay ndaw yi ñu formé fii dañuy dem ci réew yi ñu wër dafa liggéeyee pour ñooñu di leen produire ay jiwu loolu am na fi kon loolu mooy suñu jafe-jafe bi gën a mag ci wàllu jiwu wi te jiwu nag mooy mbay balaa nga naa bay il faut nga am jiwu tant que amuloo jiwu mënoo def dara il faut nga am jiwu bu baax aussi parce que liñ fi am mooy écrémé bi ay tout venant loolu moo gën a nasakal mbay mi. écrémé mooy tout venant. écrémé mooy li nga xam ne lii ne dañ koo bàyyi ca tool ba rek seet la nga xam ne lii ni moo ci gën moo fa gën nga jël ko mais loolu rax na ba pare parce que loolu aussi jaxasoo na nekkul jiwu loolu moo tax mbay mi
soo ko demee ci tool ba mën nañ ko visiter ñu indit caméra yi def voyage ministre bi ñëw ñu film mu rafet lool mais buñ demee ba ca ngóob ba toolu wala deqi ba toolu gerte mën nga caa fekk ñetti xeetu gerte wala ñeent biy teel a ñor biy yéex a ñor ak bu digg doomu bi baykat bi kon moom day seet fan la kañ lay war a mën a góob parce que su teel a deqi wala mu teel a góob dana am loo xam ne ni ñoragul mu yàqu wala su bàyyee ba lépp ñor dana am yu saxaat parce que yi ñuy wax variété précoce dafay saxaat ca tool ba yàqu loolu muy indi rendement bi nga xam ne da nga am parcelle bu rafet boo xam ne bii ni moo fi nekk mais la muy produire bokkut ak rendement ba nga xam ne moom lañ ci doon xaar kon loolu mooy suñu jafe-jafe fi mu toll nii ci wàllu mbay mi te lu ko indi nag mooy démotivation boo xam ne bii ni ak ñàkk moyen ak ñàkk farlu gi nga xam ne gi nii farlu waroon nañ ko farlu ba nga xam ne ndaw yi jàng mbay suñ génnee ñi mën leen a téye ci ministère bi mais képp ku fi génn rek yaa ngi pare pour dem wala sax doo ñëwante. léegi ji bi nga xam ne léegi moom la am du fekkee ne dañ jël jiwu gerte bi dañuy wax ne ay 70 000 wala 75 000 tonnes la ñuy joxe certifié bi ñaata la siy doon. waaw certifié bi de liñ bëgg mooy mu lew lépp certifié. mais li fi am motu sax 50% certifié loolu mooy li am te nag loolu ñuy wax certifié fi mu toll nii na sa xaayam parce que ñi ko war a certifié joxe bulletin yi joxe étiquette yi joxe li nga xam ne nii mooy processus bi certification pour mën a opérateur bi nga xam ne moom moo bayoon jiw wane ne man kat suma jiw certifié nañ mën nañ ko séddale loolu lu nax saay la. bon kooku daan si dellu soit. waaw bon taxal ma nu yem foofu quoi. ma ñëw Cheikh Tidiane Cissé yow kuréel producteur moom nga jiite tey jii si wàllu jiw ak mbay bi tey jii fan ngeen si toll ndax coowum ji mi gis ngeen temps yi moom jóg na trop moom si Sénégal moom. waaw asalaamaaleykum mbokk auditeurs yi. ñun baykat yi fi mu nekk nii ñun presque boo koy xool fi mu nekk nii ñun lay yet bi dal suñ kaw. parce que boo déggee ñaari intervention yi rek nga xam ne fi mu nekk nii baykat bi dafay def effort inutile bu nga xam ne presque lu mu ciy jëlee du nekk njëriñ te yaakaar naa ne dañ dem ba à un certain moment bootul mbayam gerte dina raaf parce que baykat bu demee ba dégg nga maam bu bayee ak coono gerte nu ko nit xamee munu ci am dara mbala daf ciy perte ak investissement am yaakaar naa ne bu yàggee dana changer dégg nga maam problème mu mbay dem dafi ci leneen beneen façon mbay donc waaw continue. donc loolu mooy problème bi. léegi nag problème bi mooy ñun boo demee lu tax ñu wax loolu mooy jiwu ca booba temps baykat yi moo doon premier à être impliqué parce que booba dafa daan am président de section yi ñoom ñoo daan gérer dégg nga maam jiw yi au niveau local dégg nga maam mu nekk dégg nga benn góor gu nga xam ne kuñ fonk la wala muy notable bu nga xam ne dañ ko fonk mu nekk ci dëkk bi. dégg nga ñu tànn ko pour nga xam ne moom dafay gérer jiw léegi jiw boobu dégg nga maam dañuy am ay encadreurs yu nga xam ne ñoom ñooy ñëw sur le terrain sous forme de coopération dégg nga xam ne huilier bi moo ko yore mbala boog autant de ONCAD mu nekk coopération nga xam ne da nga am gérant di nga am encadreur bu nga xam ne dégg nga maam mooy seet jiw mooy saytu jiw yi ak yooyu nag bi mu demee ba na sax ba nga xam ne baykat bi tegootu ci loxoom ci la affaire bi compliqué ci la avènement dégg nga maam de Karo usine ñëw ñoom caamin nii ñëw muy UNIS nekk moom wax na ko ne ñoom ñu nekk ay opérateur semencier mais opérateur semencier yooyu nag léegi foofu la problème yi ñëw parce que problème bi mooy ñoom la majeure partie dégg nga maam boo gisee capital semencier bi tey jii mu stagné parce que li ci war ci capital semencier bi nga xam ne dégg nga maam waroon nañ ko mën a ful amatul parce que si ñoom UNIS bi problème bi amee ci la sax ASPRODEP ñëw avec les coopératives yaa ngi dégg. donc loolu moo indi problème bi parce que ñoom amuñ ñu leen fuulal parce que boo demoon fi mu nekk nii dans le monde rural UNIS yaa ngi koy wax léegi ne dafa perte de vitesse wala déggatuñ ko parce que UNIS fi mu nekk nii yaa ay opérateur rek ñoom ñoo ko yore yu nga xam ne ñoom amuñ ay membres amuñ ay démultiplicateurs de semence léegi nag li ñuy am mooy bu nawet jotee mbay jot ba traite jot gars yi jënd jiw poudre
muy écrémé wala muy tout venant dégg nga maam ñu dajale ko jox ko baykat yi bu boobaa baykat yi ñoom ni ñuy def mooy jël rek am na si ñu nga xam ne nag peut-être ñoom seen biir njiw danañ suivre pour mën a def ay tànn nag yooyu séparer daf seen i affaire seen i mathématiques mais li ñuy gis léegi si nekk ne si monde rural bi dafa compliqué ren nag gën a raw parce que ji nga xam ne ñoom mooy si ñoom Samba ñii nga xam ne ñoo ko waroon a vérifier wuñ ko léegi nag ñun ñu ngi jot lu nga xam ne xamuñ sax lan la far ndax R2 la ndax R1 la ndax écrémé la ñun mënatuñ ci xam dara parce que amul benn jiw bu nga xam ne tey jii teg nañ ko dans le monde rural ñu gis fa étiquette gisuñ fa benn certification dañuy ñëw rek tegal ñu gerte gi mais loolu nag mooy indi à ce que dégg nga la production mais nuñ koy séentoo lu dem parce que en 78 ak yooyu ñu ngi def 1 million de tonnes ñu ngi dem ba 2021 ñu ngi wax ay 1 million 800 mille tonnes te loolu sax nit ñi contesté nañ ko de tous les côtés donc production agricole bi moom vraiment dafa nax saay te buñ ci yéex a jóg dama lay wax ne la gerte moom baykat yi dinañ ko bàyyi parce que gerte dafa métti parce que ba nga koy ji raadu dégg nga bayaat dellu dafaat 3e bay dégg nga maam gas dégg nga dakase naaf bees métti na métti ay bu nga xam ne boo xoolee yow investissement bu ñu ciy def baykat rek mooy fi mu nekk nii dans le Sénégal ko nga xam ne dafay bay dafay liggéey di perte amul kenn ku ci am rendement yow fi nga xam ne yaa ngi waroon am ay rendement 1 tonne 500 1 tonne 600 ba 1 tonne 800 mënatoo sax am 800 kilos loolu lan moo ko indi c'est parce que y a pas de semence ñu ngi wax ay 55 000 tonnes de semence certifiées mais loolu ça laisse à désirer kenn xamul kenn mënu lay wax loolu donc écrémé bi ñu ne. 15 000 tonnes loolu dafa tuuti si yéen wala. mais dafa tuuti te ba pare sax dañ ñun certifié bi sax lañ xamul parce que lu nga xam ne yow doo gis étiquette bu ko certifié doo gis da nga maam ku nga xam ne da nga indi na ko da mu am notification bi nga gis notification bi ban variété la mais loolu dafay poser énormément de problèmes donc looloo tax ñu ne affaire bi nag foog ñu pencuwaat ko ñu xoolaat situation bi ni muy demee parce que semence dañ koy ful ou des adhérents léegi nag coopérative yi commencé woon nañ ci travail bu baax avec Asprodep mais Asprodep dafa nekkoon en partenariat avec les huiliers parce que jën boo ko génnee ci ndox dafay dee opérateur mënut a yore jiw gis nga jiw ku ko yore mooy ki nga xam ne moo yor matière première bi di ko utiliser ëllëg ak si biir kooku moo mën a yore jiw ñoom bi ñu ko commencé Asprodep ak les huiliers mais bañ commencé coopérative yi c'était bon mais c'est avec l'avènement des Chinois bi ñëwee parce que autant jiw dañ ko doon jaay ci prix bu baax a baax a baax a baax tey jii bu ñu doon jëndee jiw 175 ndax dégg la commercialisation njaayam gerte 175 jiw dañ ko doon jëndee 250 donc mu motivé woon nit ñi ba nga xam ne boo amee sa jiw doo ko jël rax ko dégg nga maam ci commercialisation mais avènement chinois yi bi ñëwee ñoom dañoo sori de loin li ñu daan jëndee prix gerte jiw ñu ko doon jëndee 250 ñoom ñu ñëw tout confondu ñu ne boo amee 350 dégg nga ba 320 ñoom mun nañuy jënd gerte léegi baykat bi il a vu que ne moom fi ko jëriñ rek la koy jëriñ parce que weccetu tey moo ko gënal weccetu déwén léegi mu jaay jiw yi léegi dafa jaxasoo kenn mënu lay wax ne la capital semencier bi mën na sax 20 000 tonnes man j'en doute est-ce que am na 20 000 tonnes ñoom Samba ñii nag ren dañu dimbale ci benn anam parce que ñoom ren wane nañ dégg nga maam ñàkk problème bi nga xam ne moom moo nekk ci jiw bi parce que ñoom bañ taxawee ne ñoom duñu certifié loolu ñoom bu ñu ooyee sax ñoom dañuy oo ak Kaolack ñu dem uyu ji leen parce que dañ xam ne suñu intérêt ngi ci biir waaye nag loolu ñoom dañ ko waroon def à tout moment parce que ñoom itam am na benn côté bu nga xam ne waroon nañ ci mën na noonu di góorgóorlu parce que capital semencier bi muy daanu du rende mu nga doon daanu bu yàgg parce que amuloon kenn ku ko mën a ful kenn fulutoon ko gars yi dañuy jaay rek jënd rek jaxase mélanger rek indi. tout venant lu ko indi ñan ñoo war ful mais opérateurs yi. waaw tout venant lu ko indi. tout venant lu ko indi tout venant loolu moo ko indi parce que bi koy gars yi di ko gérer nga xam ne coopérative ñoo ko doon gérer dañ ko doon gérer avec les techniciens dégg nga ñuy def ay analyse dégg nga maam pureté variétale dégg nga maam di xool dégg nga maam gerte gi dégg nga kii beeg yooyu mais yooyu yëpp amatul léegi nag gars yi dañuy jaxase rek léegi li ma xam mooy il faut que mu delluwaat ci baykat yi ñu delluwaat ci section yi mooy bi gën a sori ci baykat yi
nga xam ne dana laal baykat bi di ko gérer ñu koy utal ay encadreur parce que bu nga ko joxee boobu encadreur bi na koy dégg nga maam ki nga xam ne moom mooy gérer affaire bi. may ma une seconde doguma la am na ku nekk si ligne bi salaamaaleykum mbokk mi allo. allo Makhtar. oui kooka nga. kii de Sidi Ba lañ koy wax. Sidi Ba CNCR ñoo ngi lay déglu. maa ngi leen nuyu. ñoo ngi lay fay Sidi Ba di kontaan lool ci li ma dugg ci émission bi et di jégalu aussi li ma fëggee aussi ah. ah garaaw yéen da ngeen nu bàyyi CNCR tàmm ngeen daw. allo nga ni. ñoo ngi leen dégg man yéen CNCR da ngeen nu bàyyi. kon nag di dégg lool ci li ma dugg. et di rafetlu loolu aussi mbokk yi fi teew ñoom Samba Gaye ñoom sama rakk Cheikh Tidiane Cissé ak sama xarit Modou Thiam. et di wax ne rek effectivement comme ni ngeen ko waxee mbirum jiw mbirum essentiel la pour sunu mbéy dem kanam. et surtout jiwu gerte doon na loo xam ne lii lu soxal béykat yi la. et ni ko Cheikh waxee rek noonu la xaw a demee mu di tey jiw yi pëccoxo bi da ca bëri tey tout le monde s'est transformé en opérateur semencier. tout le monde est là-dedans laaki man damay jàpp ni rek war nañ ko seetaat kan moo war a di pour semence kan moo war a doon un opérateur semencier boo xam ni 10e ak waa UNIS war nañ leen ko nangul. et que lu ñu seetlu comme ni ñu ko waxee maanaam gerte gi day ñor gars yi dem jënd gerte puudar ko denc ko ci seen magasin yi bu nguur gi génnee génne notifié leen dem jox ko béykat yi. kon soo seetee tey ci gerte gi ñu indi ci àll bi tey ci sunu ci commission yi ci ñi may di ma ne gerte gi ñu indil motul gerte wala gerte gi ñu indil dafa rax wala gerte gi ñu indil dafa diisut ñu dox ko xaw naa sakkan loolu itam maa ngi ñaax waa ministère nañu seet règlement yooyu ñu tëraloon ci opérateurs yi ñu seet yan opérateur la ñu tànn wala yan semencier yu agréé yoo xam ni wóor na leen li ñu indi gerte gu am solo mu agréé leen. et man jot naa ni tant que joxuñu mbootaayu béykat yi organisation paysanne yi comme ne ko Cheikh Tidiane Cissé di Fall di waxee ñu jox leen ay moyens wala ñu jox leen ay matuwaay yoo xam ni ngir ñu agréé leen ngir ñu mën a fournir seen mbokki béykat gerte tolof dina bëri man gis naa ay enseignants yoo xam ne tey ay opérateurs semenciers lañ gis naa ay ñoo xam ne ci ministère agriculture la ñu nekkoon léegi retraités nañ ñoom ñëpp ils sont convertis en opérateurs semenciers parce que semence dafa am business bu ci ne business boobu ci ne nag la nguur gi war a seetaan business boobu ci ne nag le ministère de l'agriculture et de l'équipement rural war a seetaan parce que tey loolu daal moo ci tolof et que nit ñi war nañu waxtaan yu yaatu seppi ñi fa ne te nga xam ni tey leneen yitul leen lu dul alal teg leen à côté te itam comme ni ko waa DISEM di exiger ñu dem jënd semence pré-base ISRA ñu am di def ay déclaration de culture identifier ay producteurs yi porté programme semence bi ñu xam ñi ay béykat lañu tool seen i tool ñu ngi bërëb sàngam ñu war ko mën a béy ñu ràññee leen su waxtu jotee ñu homologué semence yooyu ñu génne ci tool yi ñu daal di ko jox béykat yi tey comme ni ñu ko waxee R3 bi moo gën a yaatu et que gannaaw R3 bi écrémé bi itam am na doole goo xam ni daanaka écrémé bi waruñ ko woon sax nangu muy dugg ci carte variétale yi nii même R3 bi waruñ ko dugg ci mu carte variétale yi kon opérateur semencier yi dañu leen war a seetaat bu baax a baax ngir ñu am jiw bu baax ngir ñu am rendement yu am solo ngir ñu am gerte gu mucc ayib boo xam ne mun nañ ko jëfandikoo fii ci réew mi ak bitim réew et di nuyu ñëpp nag di gërëm ñëpp di sant ñëpp di jéggalu Maxtaar ci li ma fi gëj a ñu parce que xam naa ne ñàkkul jéem naa jokkal ak man pour ma ñu fekkee émission yi mais jot gi rek ak xat-xat yi moo ko waral mais suma xel musul jóg ci waar wi parce que waar wi mooy suma émission boo xam ni daanaka saa su ne maa ngi koy déglu di ci bég lool ci ni ñu ko animé ak ni ñu ko géré di nuyu ñëpp nag di sant ñëpp di gërëm ñëpp ngeen baal ma ak. voilà Sidi Ba ma doon intervenir loolu moom muy porte parole bu CNCR mbokki auditeurs yi ma leen di fàttali du fekkee ni bu ngeen joxe contribution wala am lu ngeen di laajte mën ngeen woote 88 628 98 98 ñi nekk bitim réew 33 841 22 33 damay ñëw si Modou Thiam muy président UNIS Modou Thiam dégg nga li fi gaa ñi wax gaa ñi sànniwaale nan leen sax ay xeer parce que ñoo ngi wax ni léegi li nga xam ne moom moo nekk si jiw bi dañu jël rek gerte daal di poudre daal di jox yu demee noonu mu mel na lu mel na UNIS seen carte d'identité passé na Afrique mu mel na yéen léegi seen maanaam daal seen mënin dafa wàññeeku bu baax a baax
may ma dellu si am na ku nekk si ligne bi maa ngi ñëw salaamaaleykum mbokk mi allo. maaleykum salaam sëñ bi na nga def. alhamdulilah sëñ bi da nga tudd ak fay wootee. man la Ibrahima Badiane association des agriculteurs du bassin arachidier. Badiane ñu ngi lay déglu. sëñ bi léegi waxtaan bi dama ci bëggoon dugg. aywa. di wax ñooñu ne am na technicien bu toog seen wet. kon technicien boobu war na leeral parce que dafa am loolu laajtewaat ko. muy tout venant du jiw. jiw mu ngi yem ci écrémé. dañu naan base dañu naan pré-base base R1 R2 écrémé foofu la jiw yem. tout venant dañu ne ki ni ñu watat du taamu fi ndongam di jaar bu ñu demoon joxe gerte bu amatuñ fi la nga xam ne usine récupéré na ko muy 55 muy 73 muy yooyu ñu jël ko loolu mooy tout venant nag ñoom li ñu tuddee tout venant man tuddeewuma ko tout venant parce que li tax ma wax la loolu mooy tout jiw dañ koy natt ñu ne liitaru jiw au moins war na peser 280 grammes liitaru gerte bu ne bu fekkee ne dafa baax te gerte gi jaxasoo ñu ne tout venant mais gerte goo xam ne dafa jaxasoo te baaxut kooku sale au prix venant la tudd sale au prix venant la tudd kon kooku du jiw kon li ma mën a xam mooy li Cheikh Tidiane wax Thiam wax ko keneen wax ko loolu moo ne mooy opérateur yi ñu chargé ñu def jiw bi ñuy jox muccul ayib béykat bi bu ko xoolee juti gis boppam kon nañu seetaat affaire bi ñu ngi naan certifié amul jiw bu ñu certifié jiw yëpp la ñuy certifié certification du jiw écrémé R1 R2 luñ ci mën a kii dañ koy certifié mu doog a doon jiw kon certifié du jiw mu ngi dellu ci R1 ba R3 R3 boobu na nga xam kii écrémé boobu na nga xam écrémé bi sax dañ koy topp parce que dañ koy topp ba mu bañ a am jaxasoo yu bëri mais écrémé boo xam ne kenn du ko topp da ngay ñëw ci marché bi jënd gëstu dugal ko ci luuma bi dugal ci fekkoon di ko jox ay nit loolu du yoon santuñ leen loolu kon jiw bi nañu ko nag li ñu wax nag d'accord naa ci organisation paysanne yi ak lu mel ni les industries muy Sonacos muy Copéol ñooñu ku leen joxoon jiw bi dañ ci def seen ak parce que seen matière première la mais koo xam ne xaalis rek lay wut fu mu amee xaalis rek lay lijjanti lépp lu yàqu ci mbéy mi ñooñu laa mën a joxoñ loolu laa ne woon danaa ko ci wax di gërëm nag Cheikh Tidiane di gërëm Thiam boobu ak suma rak Samba Gueye maa ngi gërëm ñëpp ngeen góorgóorlu parce que béykat bi kat amul ku ko waxal bu ngeen demee ba mën a toog foofu wax leen liy jëriñ béykat nag moo ñu jox leen jiw bu baax waaye état génnee xaalisam joxe ko yéen ngeen di wut xaalis du ngeen seet li baax ci béykat bi loolu du dëgg du yoon loolu laa amoon lu may wax wasalaam. jërëjëf Badiane ma dellu soit rapidement si Mbaye Thiam dégg nga li nga xam ni yónnee na leen ko si wàllu jiw léegi yow looy tontu si loolu ak tam li nga xam ne moo xaw jaaxal nit ñi mooy le fait que yéen ngeen nekk organisation bu yàgg di yëngatu si ay affaire jiw te ba tey jii mënu leen produire jiw boo xam ni daal dafa mujj ayib. jërëjëf sëñ Mokhtar ba léegi ma jubbanti tuuti Modou laa tudd. Modou man xamul tax rek mais amul solo. di gërëm nag vraiment secrétaire général intervention bi mu wax bu am solo ak Cheikh Tidiane suma xarit. waaye di gërëm aussi ñi nga xam ne bi dugg si nañ fii di ñoo xam ne ñi ay experts lañu aussi ci wàllu mbay mi muy Sidi Ba bu CNCR ak Badiane nga xam ne sunu xarit la te yàgg ci baykat yi di ci xeex di ci défendre ay positions seulement nag il faut ñu ñëpp ñu aussi ñuy wax le même langage parce que yow tamit dañ ciy wax waaye dafay bari ay. waaw est-ce que mën ngeen wax le même langage. yéen bokk leen liggéey. waaw dama ne. waaw pour que ñu xam jiwu. jiwu aussi science la. waaw aywa bokk ñoo lay déglu. jiwu. c'est pas de la littérature. du théorie rek wala ay. voilà mais c'est de la science. man damay faral di wax ne jiwu c'est de la science. am fu mu commencé am fu mu. waaw dafay science sax 1 + 1 = 2 la. donc dafa am noo xam ne nii noonu la tëddee bon capital semencier bi enfin semence certifié 75 000 tonnes yi 60 000 tonnes yi la état bi ne semence certifiée la bon état bi nag daanaka xanaa. waaw kooku moom secrétaire général moom a gën a jege état bi ndax moom mooy fonctionnaire man du ma fonctionnaire. daan sa ak mais loolu moom mooy li nga xam ne moo am léegi nag am na yu bari yu ñu fi wax ci wàllu ba egg ci écrémé may wax sama xarit Badiane ne ko R3 daanaka fi la multiplication yem R2 sax la yem ndax R2 moom mooy bi nga xam ne bii bu ñu fa yemee dañ ko war a jox baykat bi waaw. écrémé nga war jox baykat yi léegi pour ñoom ñu bay ko. pour mën a bay huileries. may ko ba mu daal may ma eggale. continue.
écrémé R3 moom c'est accidentel en cas de calamité nga xam ne benn variété amuñu ko lu doy capital semencier ndaxte boo dee capital semencier aussi dafa am capital semencier par variété am na variété yoo xam ne yi daanaka amuñu ci lu bari muy 55 tey jii am na sooxe na 6900 bi nekk Casamance daanaka amatuñ ko donc yooyu il faut ay R3 ak écrémé di fa dox su R3 amul peut-être la ñuy xalaat ay écrémé mooy seet taaw jiw bi li ci gën a rafet ñu jël ko baykat yi sax daanaka écrémé la ñuy ji ndax baykat yi li ñuy wàññi jiw ñu koy wax réserve personnelle kenn certifié wu ko dañoo seet seen ab jàll xool la ci gën a rafet ñu tondi ko xolli ko denc ko di ko ji donc loolu kenn certifié mais li ñu certifié mooy di jaar ci circuit bi maanaam nga jot ko def déclaration de culture te bala nga koy def yow il faut nga nekk un semencier da ngay am agrément parce que ñu ku fay adhéré ku nekk il faut nga indi ñu agrément datant de moins de 3 ans ñoo xam ne yow tu es un semencier te agrément boobu du ñun ñoo ko joxe DISEM muy service semencier moo ko joxe ba tey état bi la. daan ko joxe normalement. ah jét loolu moom ñoom ñoo xam lu ñuy def mais man dama ne la agrément moom ku ko indi ci ñun jàpp nañ ne semencier nga tax loolu mooy mandargaam semencier. mooy base bi waaw. bu ñu demee ci loolu ñu jël semence yi dem def lu ñuy wax déclaration de culture ñëw ci ñoom suma xarit. Samba Gaye ne leen man kat damaa bëgg ji nangami hectare producteurs yi ko war a ji ñu ngi nii dëkk bi lañ dëkk ñoom ñu noté loolu bu ñu demee ba ji ñoom ñooy ñëw xool si ba xam ni ñu ko war a jiyee nañ ko noonu xool ba xam tamit produit bi nga li nga ji yow lan mooy ndey ji maanaam kan moo la ko jaay ndax ka la ko jaay am na jiw ndax fa mu jógee jiw la ndax jiw moo mën a jur jiw dégg nga wax bi su ko defee ñoom ñu di ko saytu ba nawet jeex wàcc ñu ñëw def lu ñuy wax carré de rendement dañuy ñëw xool tool bi natt ci peut-être 1 mètre carré buddi ko wetti ko peese ko ne la yow kat sa tool bii bu ñu ko extrapoler mënoo passé nangami kilogramme ñi nga moom nga ci war a mën a am moom mooy homologation su ko defee nag ñu jël ay échantillon nag dem analyse yi laboratoire loolu nag xanaa naa ci egg ak sama mbokk Samba Gueye parce que foofu la problème bi amee ren problème bi ñuy wax nii ren jii la am léegi nag dafa am xeex boo xam ne ñu dañ koo mën a depuis très longtemps temps wu Goana 100% lañu daan joxe écrémé tout venant daanaka ci la opérateur ñu bari ci lañ mujj nekk ay opérateur ndax. parce que ji amatul woon. jiwu sax amoon na ñu ko doon def ak néew la ci doon am ak néew daaw ñu ko def. non du may ji amatul woon dama bëgg wax bu baax. waaw boobu nag néewoon na doole. waaw yéen temps boobu yéen lu tax daa defar su leen woon jiw te pourtant temps boobu. non am na ñu doon defar jiw mais jiw bi ñu doon defar moo néewoon. dafa néewoon. jamono yi dafa tax ma egg rek. bàyyi ko sama àggale. dafa néew ma li ma c'est l'histoire. question bi ñëwee ba ma eggale bi ñu ñëwee ba nga xam ne bi agsi nañ ci Goana bi ci la ñu mujj nag di dugal les tout venants yi bari loolu ñu continuer di xeex ne certifié dañ ko war a jël ba certifié yi jeex ñu soog a complété ak lu ñu complété combat boobu la ñu mënee ba après ay 2012 jëm année yu jëm la ñu commencé ne léegi dañuy jël semence certifiée bu ñu jëlee semence certifiée laalaale écrémé yi nga xam ne bii amuñu seen i variété ci lañ nekk semence certifiée di ñëw ba tey ji sur 75000 tonnes 60000 tonnes yi semence certifiée lay doon certification bi nag ñoom ñii ñoo ko certifié. waaw ñoom ñii di techniciens yi. ñoo ko certifié ba ren ji d'ailleurs déclaré nañ ne 105000 tonnes ont été certifiées loolu man certifié ma ko indi certifié wu ko baykat yi certifié wuñ ko loolu service semencier ak DRDR yi ñoom ñoo ko certifié donc pour dire que problème certification que baykat bi yore jiw que opérateur bi yore jiw de toute façon kenn du ci certifié am na kuy certifié moom moo yore cachet certification maintenant Cheikh Tidiane dama laa dégg souvent nga koy wax jiw yi nañ ko delloo baykat yi kese mënuñu yore jiw bi jiw c'est une affaire de moyens de moyens sax ñoom sax ils peuvent être des professionnels parce que non defe naa ñuy sax ay professionnels lañ ndax mën nañoo bay xam nañ jiw waaye nag jiw dafa nekk aussi problème de moyens loolu moo tax ba bëgguma ci sori mais boo gisee privé yi dugg ci c'est la Banque mondiale le Fonds monétaire international les années 80 ñoo ne l'état se désengage l'état boobu la désengagé wu ñu promouvoir le secteur privé il y avait un projet qu'on appelait le projet autonome semencier moo tàggat opérateurs yi ñu dugg ci dugg boobu ñu ci dugg nag wàññeent amu ci ndax jiw dafa laaj ay moyens il faut
de l'argent mën nga commander ay production mais boo paree dafay laaj nga mën a dem ci banque bi lever ay fonds pour mën a jënd li nga xam ne bii moom nga commandé ma lay wax ne nag wax dëgg yàlla am na ay contractuel ay multiplicateur macha allah ku ci nekk am ci man SEDAF rek moo la mën a wax li ñuy yow ci ay multiplicateur nga xam ne amul benn coopérative bu ñu ëpp ay multiplicateur léegi nag jiw yi ku nekk xëy na ci jëga béykat bi bu ko neexee sax mu def programme de multiplication pour boppam coopérative bi bu ko neexee mu def programme de multiplication maanaam jiw waxuñu ne rek opérateur wala entreprise donc moo ko war a def tey jii Sénégal ku mu neex nga def sa jiwu bopp ku mu neex nga def jiwu aussi ñëw jaay ci marché bi maanaam lamb ji dafa sàjji ku nekk bu la neexee nga ñëw def jiwu kenn terewul kenn ku nekk mën na def jiwu donc loolu laa xam ne bëgg naa ko ci loolu pour que bu ñu bañ a am problème ci loolu xam ne bu coopérative bi bëgg am na coopérative yu def coopérative Asparda bi ñu ngi def jiwu am na yeneen coopérative association comme FEPROMAS bu ñu ma jayti dañuy def jiwu yeneen coopérative CCPA mu ngi def jiwu ñeneen a ngi def jiwu moom ku bëgg a def mais léegi lu tax donc ñu daan ni léegi que fi ñu nekk jiwu amatul jël loo xam ne moo fi nekk te ne nu poudre que ñëw jox baykat yi dama ne nee nañ y a 105 000 tonnes de semences certifiées loolu koy man waxuma ko. ko kan moo ko wax. mais c'est le certificat officiel. année bii. année bi. kan moo ko certifié ak ko wax bon léegi nu ñëw tuuti si Samba Gaye leeralul foofu bokk. jërëjëf sëñ Makhtar may fàttali rek ne ñun syndicat SYNTAS. voilà Samba defe naa daan la arrêté tuuti parce que il faut que nu sunu partenaire il faut que moom tam nu jàll ka muy la banque agricole LBA bi nga xam ne mooy jàppale si wàllu production bi. ngir gunge suñu réew mii di Sénégal ak mboole seem kuy yëngu ci wàllu koom-koom rawatina ci wàllu mbay càmm ak napp boole ko nag ak taxawaayu aar li ñu wër di alam bi ngir yokkute gu mat sëkk te mucc ayib LBA la banque agricole lëkkaloo ak Sud FM seen rajo ñooy ànd ak yéen ci seen émission waar wi la banque agricole LBA di banque bi xarañ te ubbeeku. jërëjëf LBA di la banque agricole moom mooy sponsor waar yi nu leen di gërëm bu baax a baax seen taxawaay nu dellusiwaat Samba Gaye si émission bi comme léegi leen doon wax gars yi naan 105 000 tonnes moom leen certifié. te yéen yéen ngi tax a jox duñu certifié kooku naka lay demee comprendre gu ma affaire boobu de. waaw loolu lu jar a comprendre lu jar a wax la ndax maa ngi feeg rapport yi nga xam ne mise en place région Diourbel Ziguinchor Fatick Sédhiou mu nekk 662 tonnes de semences d'arachide yoo xam ne amut étiquette amut vignette alors ce qui veut dire que effectivement am na lu ñu commencé woon di mettre en place ay semences yoo xam ne yii nii ñun daal ci ñu bokk ci ñun joxuñ bulletin d'analyse joxuñ étiquette joxuñ vignette léegi nag xëy na dem nañ ba xam nañ ne jalgati nañ législation semencière loolu ku ko def nag mooy ndaw ki ku ci jiite mooy ministre bi ministre bi moo jalgati loolu. Samba loolu may tuuti defe naa dafa am ko nekk si ligne bi Assane allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi na nga tudd ak fa waaw sëñ Cheikh Ndiaye Bombali. Cheikh Ndiaye Bombali ñoo ngi lay déglu na nga def. waaw ñoo ngi siyaare bu baax. bàyyi ngi si jàmm ñoo ngi delloo siyaare sa gan ñooñu sëñ Cheikh Tidiane ñoom. ak sëñ Maay ñoom sëñ Samba ñoom ñëpp ñoo ngi leen di siyaare. di la xamal ne man Baye Makhtar si may waxee yow démb laa jógee Bombali sa tool yi sa ruuj ba. waaw li ma mën a wax nag man mooy aw jiwu si boppam sax man laay bañ a dudd di ko wax ñu mel ni da nga koo soxla wala da nga ci am dara. ndax man dagam da ngay toog man toujours ma leen koy wax nee naa man ñun ñi nga xam ne ñun la ñuy tuddee baykat suñ mën na bañantinoo joxe jiwu moo nu gënal ndax comme dañ na koy tuddee te ñun mënuñu see jot daanaka bañ na koo tuddee sax moo gën ba man sax wutal naa jiw wi tur yoo xam ne damaa bëggan sax comme mbay mi moom ku ne si tool yi rek mu ne su laa ñàkk tuddee baykat jiw wi moom ñu tuddee ko yeneen tur muy damaa bëggan ñu tuddee ko addiya
addiya ak fond politique engrais bi ñu tuddee ko suukaru score ndax comme jiw yi moom yàlla dogal na borom barke yi lañ koy jox ak politiciens yi ñu tuddee leen ko addiya mu gën a wayaf si ñoom politiciens yi ñu koy joxee ñu tuddee leen ko fond politique mu gën engrais bi comme duñoo naa suukar ñu tuddee leen ko suukaru score te ñun ñu bàyyi na ñun ñuy bay ndax ñun jëriñu dara bu ko defee tam maa ngi ñëw yéen ci wàllu certifié certifié ci boppam moom lay bañ ko tudd comme loolu Cheikh di wax moom même certifié boo gisee këyit yi tafe ci saako beet du dara du certifié xam man certifié dama ko toppat sama bopp ba xam ni lii du dëgg dara amu si même buñ la ko defalan jox la ticket beeg yëpp dafa amul ndax man damaa gis koo xamante ni technicien yooyu dañuy ñëw ni dañ koy seet bi mu ñëwee man jiw wi nga xamante ni moom la def si magasin xott la mu ne ma lii mooy certifié ma ne ko dimbali ma may ma si pour ma xam tey luy certifié bi ma ko joxee benn doom bu ma ni mën a yëy ndax wax nga amul wax nga laa la wax dafa wax nga ba mënoo see yëy benn doom te ñoom bi ñu ñëwee au lieu que ñu jaar ci gerte gi dañoo ànd ak moom directement dem ci kër gi bi ñu demee léegi danoo xool gerte gi daal di génnaat taal ci nooto lépp man maa ngi toog si garab bi di ngeen xool bi ñu paree ñu taal ci nooto dem ñibbi bi ma waxtaanee ñu ne ma léegi ñoom affaire bi amul dara boo ñëwee loo bëgg rek mën nañ la koo monter ci suivre nga jox leen comme noo ko waxee ñoom daal loo bëgg ñu monter la ko mais yooyu nag comme am na léegi ñun mbirum ay certifié yooyu yëpp nañ ko fi génne gis nga loolu ñu naa écrémé muy li nga xam ne moo ne ci marché bi loolu nga bayan jël ko sa tool leneen lu fi nekk ci lu dul loolu amul loolu rek moo fi nekk leneen lu fi waaye mën a wax it guddali wax dong la waaye jiw moom fi mu ne amul lu may ci nekk gaar bu ndaw gee ci Touba nga dem jënd fa ji jot nga dem jiyi ko leneen lu la fi mën a waxal wala ñu naatal la ko dañuy lekk xaalis rek waaye dara amu fi mbirum jiw wi itam fii may waxee yow démb maa ngi dox jiwul 2 kilomètres bi ma wàccee ki ma oto bi ma dugg Sadio la jóge bi may waxtaan ak ñoom kenn ku ne fukki kilo xott ak ñett nga am yaa ngi ko jëndee 230 francs boo ci boolee bopp bu ne nga fayal ko lemp 1000 francs gerte xott gi ñu jaay seko mi ngi nu dikk 330 francs 330 francs nga jaay ko nit bu ëllëgee waa si nga toog juróomi weer si àll bi di bay bu ëllëgee waa seeñaa ñooñu nga xam ni jëmuñu xam ma man lu nu doon ak kuréel lu nu mën a doon toog naa fixé nañ ne ko 250 te yow yaa ngi jënd woon 330 même fi mu ne nii ñeer lan def mooy magasin ba ca ngay toog képp ku génne sa 27 kilos sa 26 kilos boo ko génnee 1250 dan lay jox nga jaay ko baana yi nga xam ne yow léegi mën ngaa xam ne yow saw jiwu léegi ren li nga am jiwu mooy 1250 ñun commune rurale de Taïf nag jotaguñu man xam ma lu ñu am waaye lii daal Baye Matar laa la bëggoon ñu xamal la ni ñun baykat yi daal comme moom mënuñoo mànkoo ba taxaw ni ñun jëlatuñu jiwu xam ma nag ñeneen moom waaye man moom bu doon sama coobare la dañuy taxaw ni ñun jëlatuñu jiwu bàyyee nañ leen jiwu yi ñi ngeen koy jox ak ñi ngeen koy jox ngeen fenn ngeen koy joxe ñun buñ bayee ba pare ngeen bàyyi nu fu nu neex ñu jaay suñu bay nu nu neex ñu defe ko ni waaye ay fixer prix boo demee ba daaw bii gerte mën naa dem 500 francs waaye état bi moo dem ba ci biir mu taxaw ni léegi téye na sin waaye bloqué na yëf yi gars yi seen xel yëpp jaxasoo yàqu prix bi doxe fa yàqu ndax man ñii bis bi nga xamante ni état bi nee na dañuy arrêté sin waaye bis boobee man sa suba sa laa takk saaf saree ñëw Touba damaa wëreelu ba ngoon mu ñëw wàcce ko sama waañ wi posone ko denc ko fi ndax gerte gu daanu ñëpp ñu ni gerte gi dootu jug ñoom dañ noo yàqal daaw bu ñuy bëgg a dee ñu taxaw di wax waaye lii daal moom yëg ñu leen di def loolu bu Cheikh wax nan bàyyi ñun ñëpp sax gerte dem bàyyi dugub ak sëb di sëb ñeeg bisaab beet maa ngi ñaan képp ku dégg Sinoa nga waxal ma Sinoa yi bu dégg ni bu ñëwee boole si bisaab ak kii ndax fi mu ne bisaab fi mu ne paan nga xool ngi mi ngi jar 2500 bu weex gi di jar 1500 sëb ñi ñuy wax fi mu ne mi ngi jar kilo 350 kon ñun xamatuñu lenn lu mën a bay ba jëriñu si ñoo ngi leen di sant di leen gërëm jërëgeen jëf. jërëjëf Cheikh Ndiaye Bambali aywa Samba Gueye. waaw. ak soit si 105000 tonnes ñu doon wax ni dañ ko certifié. dama ne ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci syndicat bi yore laboratoire nekk ci bureau semence yi ñun joxeeguñu bulletin d'analyse joxeeguñu vignette ba ci le 11 bii ñu passé le 11 juin. situation bi ñu defal le 10 juin bi muy ci région yooyu ma la wax jox toll na ci 662 tonnes yoo xam ne yii nii jàpp nañ ne amul étiquette amul vignette loolu nag li muy jur moo di ne xam nga waxoon naa fii ne jiw yi nañ lakk échantillon yi sax ñi ne waaw wax na njombe mais kii violé législation semencière nag joxe étiquette joxe jiw ca amul étiquette amul vignette kooku moom lan lañ ko war a def. ah kooku la loolu ministère bi la.
kooku kenn defut ko loolu ministre. donc 105 000 tonnes yi ñu wax lañ ko. 662 tonnes yoo xam ne joxe nañ ko man li ñu joxe laay wax waxuma li ñu wax ci këyit yi noonu la certifié. bon yéen li ngeen joxe donc yéen. alors ci région yi nga ma la limal nii. waaw 662 tonnes. waaw mu dee Diourbel di Ziguinchor Fatick Sédhiou loolu joxe nañ ko fa. waaw léegi nag bi ñu xamee ne ñoom def nañ njombe ba pare te léegi bëgg nañ Kaolack ak Diourbel ak yeneen région yi ak Thiès war a mën a suivre ñu ne léegi nañ réquisitionner agents yi ñu dem liggéey par force léegi nag ñu ngi joxe agents yi ñu réquisitionner. waaw ñu ngi joxe ay vignettes ay bulletins d'analyse Kaolack ak Diourbel. ndax donc yooyu dana am certification. parce que dañ leen forcer. waaw d'accord léegi li ma la bëgg laaj. waaw dama bëgg mu leer attends dama bëgg mu leer léegi donc 662 tonnes yi. waaw kii moom yéen a ko certifié woon. déedéet dama ne ñoom ñoo ko joxe te ñun. certifié woon ko donc li ñu joxe. ñoom dañoo violer la législation semencière. waaw dans ce cas yéen ñii en tant qu'agent. lan mooy seen taxawaay si du fekkee ne da ngeen gis semence boo xam ni kenn certifié wu ko ñoom ñu certifié. moo tax ñu wax nii parce que. non waxuma question wax. li ñu wax nii moo di ne. dénoncé nañ ko am nañ aussi capacité attaquer ko parce que au niveau de la législation semencière kenn waru ko ñàkk respecté bi ci topp moo di ne comme xam nañ ne def nañ loolu ak njombe la goo xam ne gii nii kenn mosu koo gis fii ci Sénégal ñi léegi réquisitionné nag léegi agents yi par force da ngeen liggéey. te gouverneur boobu réquisitionné leen benn indemnité mën na fay ñaari ingénieur waxuma ne salaire am nag salaire am du ko laal indemnité am te moom rawut ingénieur bi ci njàng rawut ko ci benn hiérarchie kon forcé nit ki pour liggéey am na fii ba léegi ci Sénégal parce que tout simplement dañ la réquisitionné loi moo ko wax effectivement ñun danañ nangu ñu ngi commencé joxe fii ci Kaolack ak Diourbel parce que suñu agents yi ñu ngi joxe foofu. Thiès démb oote nañ ñu ne est-ce que gars yi du ngeen commencé joxe non est-ce que du ngeen ñun dawuñ ku ñu réquisitionné dawuñ sanction dawuñ affectation mais liñ nekk suñuy droit nga xam ne lii ak élève en tant que fonctionnaire en tant que fonctionnaire de l'État ñu war koo am ñu xañ ñu ko lépp depuis indépendance ba léegi benn sous-préfet mën a fay ingénieur ñaari yoon waxuma la gouverneur leneen léegi ñoom su fekkee ne dañoo wax ne dañuy am doole pour mën a am administration pour di réquisitionner nit ñi par force ñu liggéey effectivement danañ liggéey parce que ñun dañuy respecter yoon bi mais ñoom ci wàllu état bi li ko dajee ci ministère de l'agriculture ak ministère des finances ak ministère fonction publique ñoom léegi noonu lañ leen defal état bi ñoom ak ndaw état yooyu lan lu tax ñoom ñu war leen a minimiser ñu war leen a suufanteel ñu war leen a boddi compté ba nga xam ne ñoom seen fayor maanaam presque seen chauffeur bi moo tolloog seen suñu yooyu daan si dellusiwaat loolu mooy li naqari liggéeykat yi nekk ministère agriculture ba loolu moo feeñ si na sa xalu semence waaye léegi li ma la bëgg laa 662 tonnes yooyu nga xam ne ñoom jox nañ ko te kenn certifié wu ko waaw léegi donc ñin ko jox dañ leen wax ni kooku dañ ko certifié ñun daal jàpp nañ ne ñoom joxe nañ ko waaw amuñ ci étiquette amul vignette loolu lañ constaté waaw ñoom ba si ban statut nañ ko joxee bu certifié wala non certifié man laa 662 tonnes yooyu ñoom ñu joxe dañ wax certifié la wala dañ du certifié ñoom ban étiquette nañ ko jox ñoom étiquette bi ñu jox de mooy semence niveau R2 la niveau R2 la xam nga R2 semence la waaw foofu ci Diourbel alors Ziguinchor sur 10 tonnes du département 5 sont des tout venants alors le taux de cession fële boo tolloo Fatick mu ngi ci 12% ci ñu ngi mettre en place plus de 1842 tonnes à Foundiougne 749 à Gossas 949 à Fatick 12% rek lañ ci jaayagum ce qui veut dire que nit ñi léegi dañoo jàpp ne léegi semence bi naxee bi ci nekk dafa lañ la semence certifiée wala leneen ak leneen ñun daal en tout cas ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci syndicat bi tant que réquisitionné forcé wuñu ñu dem liggéey duñ joxe dara. waaw léegi ma ni léegi dafa am laajte bu may laajte dama laax semence bii ñu joxe léegi. ñoom bi ñu koy joxe ban qualité nañ ko joxe dañ ne kii certifié la wala. déggoo li ma la wax dama leen ne fee li ñu joxe fa Diourbel dañ ne tout semence niveau R2 la. waaw R2 mooy R2 la koy semence la.
loolu en semence donc certifié bon certifié la. loolu laa bëggoon xam waaye léegi ma ni du fekkee léegi ñoom pourtant laboratoire ba la 11 lañ ko réquisitionné kon moo leen ko certifié. waaye léegi ma ni waaw. du fekkee ñoom loolu dañ ko joxe. dañ ko wax léegi par exemple certifié la. te fekk du certifié. kooku ban gàllankoor la mën a am si mbay mi de façon générale. gàllankoor ci nekk moo di ne mën nañoo wax ne certifié la fekk ne opérateur bi mu ngi ko jëndee ca marché ba du certifié kon ndax na askan wi mën nañoo wax certifié la aussi mu nekk certifié waaye amut lu ko firndeel quoi lu ko fourne kon violé nañ législation semencière. mën nañoo wax ne certifié la alors que baykat bi ko jël moom yaakaar na su ko jiyee ci toolam dina si am dara du si am dara parce que day perte léegi nawet nag wax dëgg yàlla mooy loo xam ne nii ci baykat mooy salaire u at boo xam ne bii bu ko perte loolu ku ko xañ ku nekk xañ nga ko li nga xam ne lii nii mooy àqam ak élève. donc loolu mën na bokk si li nga xam ne toujours moom mooy indi Cheikh Tidiane Cissé le fait que ñu wax ni am na 1,8 million wala 2 millions ñee di wax ni don du dëgg parce que amul ay base scientifique yoo xam ni si nañ koy wékk lu mel ne par exemple qualité semence bu certifié bu ñu mën basé wu daani waa avec lii mën nañu am lii. waaw parce que loolu mooy problème bi parce que boo gisee bi ñu déparé léegi mu wax la ne baykat bi moom yet bi ci moom la dal rek tey jii àq bi moo waral dégg nga maam ñii nga xam ne ñooy analyste yi dégg nga maam dañ mel ni dégg nga maam dañu jëfru parce que fi mu nekk nii li nga xam ne dañ ko doon umbuumbal ñoom génne nañ ko ci biti yaa ngi dégg léegi kon nag ñun ñi nga xam ne ñun ñooy les principaux concernés ñun ñoo dee rek parce que ñun dañ war a porter plainte parce que bay ba nawet jot yorloo ñaari fistine ak nu coono bëri nga xam ne 3 mois yi rek nga ci am waroon ci yore sa dépense su kër war ciy defar sa kër ëllëg ak si biir dégg nga maam nga ay nawet yu bon bu ñu paree di estimer ay estimation yu nga xam ne kenn du xam fu mu joxe ko mais loolu dafay nekk porter préjudice bu nga xam ne baykat bi lim ciy daj kenn mënu koy wax. léegi nag li may wax mooy gis nga affaire bi waxoon naa ko léegi nee naa la jën bu génnee ci ndox rek dee parce que Thiam mu ngi wax ne problème mu baykat yi parce que dafa laaj capital mais en amont li opérateur bi man huilier bi moo ko gën a man fukki junne yoon parce que l'huilier c'est le principal concerné pour la matière première pour dawal ay usines am. mais est-ce que mën na boole lépp. non de tant que da nga affaire ji professionnalisme ak parce que le problème qui se pose mooy xam nga affaire bi dafa laaj lu bari baykat bi bu nekkee ne moom à la base moom mooy contrôler mooy bay mooy dajale da nga maam ñu am ay techniciens yi nga xam ne ñooy contrôler parce que ñoom man gisuma benn opérateur bu nga xam ne tey ji am nga encadreur de base am nga gérant bu nga xam ne tey bii mooy gérer sa seko am na ay dag yu nga xam ne da nga maam ñooy ñëw di kii amuñ ay analystes yu nga xam ne ñooy analyser donc problème bi dafa te ñii matuñ donc problème bi mooy ñii ñoo waroon a nekk à la base da nga maam pour xam lan mooy xew si kii bi mais ñoom ils sont pas nombreux ba pare ñoom motivé wuñu leen donc problème bi mooy gis nga au niveau du ministère bi li ko indi yëpp mooy le ministère là tant que ouvrirul ses portes waxtaan ak nit ñi wax ko fan lañ mën a jaar affaire bi du mën a dem parce que un ministère bu nga xam ne yow kenn mënu lay gis kenn mënu lay teg bët loolu mënul nekk. mais ministère mi ngi waxtaan. non il n'ouvre pas parce que man. si am na ñu bëri ñu temps yi ñoo ngi doon waxtaan. bàyyil ma wax la rek li fi xewoon mooy comité de suivi moo fi amoon chaque fin du mois les gens se rencontraient ñu toog salle plein à craquer ku ci nekk wax sa yitte ku ci nekk wax sa soxla ki nga xam ne moo fi nekkoon buy dem sax dalay wax ne la man kat maa ngi yóbbu seeni baat au niveau du conseil des ministres ñaanal leen ma li ngeen wax ni bu ma demee mu antu mais depuis 2 ans on s'est jamais réuni au niveau du ministère te problème yi ne gaañ ñi taxaw ñii ñu ngi ay problème ñun baykat yi ñu ngi ay problème semence baa ngi yàqu leneen ak leneen nekk fi mais il faut que nit ñi toog wala boog ñu bàyyam gerte bi mu jeex parce que fi mu nekk nii damay wax ne fi mu nekk nii ak li ñu dégg nii dañu waroon a arrêté sax semence bi fi mu nekk nii li ci des fi mu nekk nii ci semence bi dañ ko waroon a arrêté bis ni ki tey nii ci émission bi ñu defal ñu ci li ci des engrais parce que lii kat jëmul kër ñun xamuñ ban gerte ngeen ñu jox xamuñ ban variété ngeen ñu jox xamuñ ci dara kii Samba li mu wax daf ko defaraat rek parce que gerte gu amul vignette gerte gu amul certification
ñuy réquisitionner ay nit ne leen yóbbu leen dégg nga maam pour ngeen def ko certification mais on va où léegi ñun ñu ngi ñaan solennellement nañ arrêté jiw bi tey bis ni ki tey ñu def ji leneen jox ñu ko engrais sax moo ñu gën a li fi nekk kas néew nga xam ne am nañ jiw bi nga xam ne denc nañ ko réserve kii semencier ñu bay gerte pour déwén. ñu mais man dégg naa ñoo xam ne nenn baykat yi actuellement fi mu nekk njaay mi gerte gi bi mu neexee ñoom ñëpp jaay nañ seen gerte ba amatuñu ay jiw ah c'est pas le cas chez vous. non baykat bi danay denc réserve semencier problème bi rek mooy li Cheikh Ndiaye Bombali wax mooy ci dëgg parce que fi mu nekk nii jiw bii ñuy jox nii baykat ñoo la gën a xam ne jiw bi dara baaxu ci amul njëriñ dañ koy wecceeku man fi mu nekk nii 50 bi gars yi ñu ngi koy weccee ko 5000 francs 5000 francs lañ lay jox baykat bi dem nga dem donc système bi mooy ki nga xam ne il n'est pas approprié pour yore loolu il faut que ñu jëlwaat yëf yi à la base dinaa la ne il faut que mu dem ci section mooy dégg nga maam un nombre limité bu nga xam ne boo ko formé am nga droit pour joxe kii mu dem ci au fond fi mu nekk nii boo demee fu mel ni Ngànd nga fekk président de section mu dëkk Ngànd dafa yeewoo nekk baykat bu ñëpp xam yaa ngi dégg mu am ku nga xam ne gérant moo fay nekk bu nga xam ne dafay différencier da nga maam le paysan bi da nga maam di yóbbu ci gérant bi ñuy am ay analystes yoo xam ne ay ñoom ñooy ñëw comme ni ñii di fa ñëw tout nekk da nga maam point de chute au niveau du monde rural mais léegi monde rural bi amatul benn chute doo gis encadreur doo gis gérant doo gis dak doo gis dara baykat bi daal dafay toog ba nawet jot rek ñu indil ko gerte rek poudre seko bi wala ñu gis camions yi di war di dem ak a ñëw da nga maam ñu indi gerte gi ne alors gerte gi mooy seen semence daf nañ capital semencier de 60 000 tonnes wala 70 000 tonnes tasaare ko ci baykat yi ñii jël ko xaalis ñii dem da nga maam rëndee ko mu jeex da nga maam bu ñu demee ba estimation ñu defal ñu ay estimation de 2 millions mais man damay wax ne ñun parce que waroon nañu passer 3 millions de tonnes à l'état actuel en 1978 ñu ngi si woon 1 million de tonnes ñaata loolu diggante boobu ñaata année moo fi jaar or on a le meilleur phosphate du monde avec une usine d'engrais bu nga xam ne base phosphate bi si ngay génne am l'acide sulfurique et l'acide phosphorique muy nekk base d'élément de base bi nga xam ne da nga maam mooy constituer l'engrais ah ñun mënuñu fexe ba suñu agriculture bi avancé fi mu nekk nii dama la bëgg a wax ne la dem nañ ba riz pluvial bi ngay gis nii mais riz pluvial existé tul sax presque parce que première année dañu indiloon nerica bi ñu ji da nga maam baykat yi gis seen bopp mais deuxième année bi ñu indi lay jiw yi mais jiw yi day farara di dem ba sa kaw rek mais doo gis sax doom léegi boo demoon dans le monde rural doo dafa fekk sax riz pluvial riz pluvial. mais Cheikh dafa am lu ma bëgg laaj. yéen ay organisation professionnelle ngeen. organisation paysanne. mais sànq ba tey li ngay wax nii et cetera mais yéen seen wàllu bopp. quand même di leen organiser woo am na niveau boo xam ne war ngeen fa mën a àgg ba ngeen xam ni war ngeen di développer ay yenn plaidoyer yoo xam ni ak di woote ay je ne sais pas. ay plaidoyer yoo xam ni da ngeen di dem si sensu par exemple changer la situation comme ni nga koy waxee parce que yow sànq ba tey ni ngay waxee. situation war na changer war na kii mais yéen en tant qu'organisation man ban plaidoyer ngeen taxawal wala je ne sais pas adressé ko au président ou bien au ministre. wala ay daje yoo xam ni avec d'autres organisations paysannes pour wane ni que voilà yoon baa ngi nii et que kii baaxul nan ko arrêté wala lii. mais seulement dafa mel rek dañ di complaisé aussi ay dénonciation c'est très facile man xam nga neexaluma la yow yaa ma oo fii ñun amul benn semaine bu nga xam ne doo dégg bu dul man mbala muy Badiane mbala muy Cheikh Ndiaye Bombali mbala keneen organisation paysanne yi léegi boo gisee affaire bi da nga am jolli ba nga xam ne fi mu nekk nii actualité bi sax dafa muur actualité politique bi parce que organisation paysanne yi léegi dañ bàyyitul seen bopp ak gars yi fi mu nekk nii fuñ teg seen tànk dégg nga maam balaa ñuy teggi sax ñun ñu dëgg leen dëgg mais est-ce que waaw man fi nga wax xam nga fan la dans la pratique laa bëgg wax c'est-à-dire mu am sax xëy na ay yenn organisation ay yenn ONG yoo xam ni da ngeen di dem expliquer leen seen problème si fan yooyu ñoom ñu mën leen jàppale parce que du état rek mooy jàppale également. non dama la bëgg a wax ne la. en termes de formation wala leen. dama la bëgg a wax ne la. problème bi c'est pas aussi facile comme ça ni nga ko foogee. parce que problème bi mooy gaynde yi dañoo waaf ci yoon bi mooy les opérateurs ñoo waaf si yoon wi.
ba nga xam ne ñun en tant que monde rural lii rek lañ mën a def pour l'instant parce que ñun dama la bëgg a wax ne la tey jii visite du président de la république bi mu jaaree dégg nga maam dans le bassin ñun ñoo njëkkoon demander na rencontrer dégg nga maam les acteurs économiques notamment les paysans dañ ne nag bu leen rencontrer wul fii bu demee deuxième phase parce que boobu dañ ko yéex a déclencher mais bu demee deuxième phase na leen rencontrer tey jii daf na conseil présidentiel au niveau dégg nga maam de la vallée au niveau de Matam aménagé na dig na leen ay aménagement de 1000 hectares yu nga xam ne de riz dig leen benn fenn fu nga xam ne dégg nga maam le ministre de l'enseignement supérieur ne nañ ko aménager 500 hectares de riz loolu mais yaa xëyti loolu ñun dañ ko defoon plaidoirie te le président bi mu demee ubbi na bëtam parce que loolu Soleil sax bind na ko ñun suñuy article nga xam ne Soleil va autoriser la pour dégg nga maam ñoom ñu xam ne li ñuy wax nii lu aw yoon la kon ñun dañ nekk ñu nga xam ne waar wi dafa rëy te ñun amuñ doole borom doole yi ñoo toog ci yoon wi. ah mais ñàkk leen doole organisation mais loolu tax nag fu mu nekk nii amul presse bu nga xam ne fi mu nekk nii ñu barki démb dem naa ci benn télé barkaati démb ci semaine à moins de 2 semaines dugg naa ci ñaari télévision yoo nga xam ne dégg nga maam ci yu mel nii lay toog di waxtaan bokkut ak dégg nga maam les journaux et tout ça là te sama yeneen moroom a ngi koy def donc problème bi il faut que ça bouge parce que on ne peut pas laisser les trucs comme ça. bon d'accord on va revenir ñu ñëw si Modou def naa gis am nga ay interpellation yow tam yu bare surtout en terme sànq d'ailleurs posé woon naa question boobu ak yeneen surtout en terme kii joxe ay jiw bu sell bi ak organisation bi war am si seen genre kuréel pour mu dëgër et que li ñu bëgg quand même puisque dañu constitué wu en UNIS ngeen di mën di joxe li nga xam ni moom la gaa yi soxla également parce que ñoom li ñuy war a ñëw ñëpp mooy ji bu baax gis nu ko. jërëjëf Makhtar maa ngi gërëmaat sama mbokk yi ma jàkkaar lool di waxaat Cheikh Tidiane une deuxième fois ne ko pour dugg ci jiw bi kenn tëjul bunt bi kenn bunt bi dañ ko ubbi rek ñi am ay moyens ñëw dugg ci waaye Sonacos bu ko neexee dugg ci bu neexee Novasen bu dugg ci waaye dafa naa mu ñëw rek dama ne la bunt bi kenn tëju ko jàkka ju ubbeeku la ku fi waxtu wi ne fekk te nga bëgg a nodd mën ngaa nodd. dafa laaj xaalis bu bari nag moom. déet loolu moom kenn du ci dafa nak rek loolu moom beneen affaire la ku bëgg a dugg si ndaxte mbir mi kenn tëju ko. man mi ba ma ci dugg non xaaral man. waaw continue non du la dog demal. waa nga yàgg te dugguma la Cheikh. Cheikh May sa wax dafa maa intéressé moo tax man damay lay déglu. waaw ndax it comme ni ma la waxee acteur nga ci filière bi te war na maa am njariñ ci say wax. du ñu ay noon. non waxtaan la rek. entreprise yi ak ñii nga xam ne ñoo yore kii bi ak yéen ñii ñoo bokk la filière la chaîne de valeur. benn la rek. chaîne de valeur dafa am ay maillons yu ko jàppaloo. kenn mënut a dem bàyyi sa morom loolu la yàlla dogal. aywa kon donc il faut qu'on ait ay ensemble pour te dire que donc filière semence ku ci bëgg a dugg d'ailleurs boo gisee tax ñu bari dugg ci amul buntu bu ñu tëj amul caabi amul dara. waaw loolu est-ce que yaakaar ngeen yéen yoon la. d'autant que ñi si dama ne loolu ñoo xam ne ay professionnels la également. loolu. est-ce que mën leen assainir milieu bi également. dama ne seen rôle la wala doon. dama ne wax bi foofee la war a doone waaye buñ nee na ko ñii def bàyyi ñii buntu bi dafa ubbeeku ba ku bëgg a dugg. waaw mais ku dugg tam nga am formation bi au moins. mooy li ma la wax moo tax ma ne kuy wax joo xam ne ji dañu jëmale kanam ci foofu ngay waxee ne fexe ba nga xam ne bi ñi ci nekk mën a nekk ay professionnels ndax semence aussi comme ni ma la waxee léegi c'est de la science semence du affaire caaxaan moom mi di technicien xam na ci dara léegi bu ñu nee aussi amul ay encadreur am na fi ñoom ñi ay encadreur lañ parce que yéen loolu bu ñu waxee loolu war na leen metti parce que yéen ñu encadré ñun de su baaxee yéen ñu encadré su bonee yéen ñu encadré te su baaxee yéen ne baax na de ñun waxuñu ko wax naa ko léegi Cheikh Tidiane yow waxu ko man waxuma ko moom mooy yër ba xool ne baax na Serigne Cheikh Bombali moom tamit la mu wax mooy loolu rek man mosoo ma gis ma ñëw Nganda yore naa fa ab seko waaye mosuma certifié damay collecté def samay programme ñu ñëw encadré ma dem ba ca cëppaandaw ga ñu ne mat na jiw defal ma cachet mu jënd ay vignette def ci samay semence sax maa koy fay pour ñu analyser ma ko te loolu naa ci ñëw ak Samba bu ma waxul lu am man ne ma waxul lu am donc sur ce plan là y a des encadrement rax nañ ci sax léegi ci Sénégal loo xam ne lii réew yi Afrique de l'Ouest yëpp CEDEAO UEMOA ak SILS ñu koy bëgg a nawee moo di am nañ luñ dugal ñu naan ko contrôle délégué ndax ñoom Samba ñii comme ni mu ko waxee dañoo néew bëriwuñu la tax bëriwuñu moom wax na ko ba tax na tey pour ñu mën a couvrir superficie yi dafa xaw a jafe moo amoon benn expérience boo xam ne bii defoon nañ ko dans la vallée du fleuve Sénégal muy un GIE
de contrôle délégué maanaam DIGEM day délégué ay contrôleurs des entreprises de contrôle GIE wala yeneen ñoom ñuy contrôler vallée bi fii ne semence bu ñu fa certifié GIE boobu moo ko contrôler du DRDR ba moo ko contrôler du SDDR ba ko contrôler loolu commencé nañu di ko def dans le centre ñu ngi agréé actuellement parce que décret kii arrêté bi ministre bi mu ngi koy soog a signé en 2020 je pense ba tax na tey am na yeneen entreprise yu juddu yoo nga xam ne yi pour ñu mën a matal compte ndax semence bi ñu ko contrôlé wul semence bu baax du am donc ci chantier lañ nekk boo xam ne bii pour tabax jiw ndax jiw na ala kulli alin réew mu la gën jiw moo la gën bay. mais DIGEM moom lan mooy rôle am. DIGEM mooy contrôler comme ni ñu waxee comme ñoom ñii. waaw ak DIGEM ñoo constitué le service officiel de contrôle et de certification maanaam DRDR yi ak DIGEM ñoom ñoo yore contrôle bi. ñooy certifié aussi ne jiw bi. mais est-ce que DIGEM ñoom armé na woon bu baax a baax pour mën quand même def den liggéey dans des conditions assez scientifiques quand même. si DIGEM ils ont des conditions c'est des techniciens xam nga Sénégal moom lu fi manqué technicien bokku ci wax na ko léegi jàng nañ ba ne ar li seeni morom jàng nañ ko. seen liggéeyukaay itam le matériel bi nu soxla. laboratoire bien équipé tout ça. laboratoire DIGEM bi dama la bëgg a xamal ne c'est un labo qui est admis aux normes ISTA nga xam ne tey c'est des normes internationales tey jii laboratoire DIGEM boobu bu analyser dara mën nañ ko nangu fépp ci àdduna bi ndax tey jii am na loo xam ne wane na ko. donc DIGEM ñoom seen rôle dañuy analyser code. dañuy analyser ñooy dañuy certifier aussi. dañuy certifier également. waaw DIGEM mooy joxe étiquette yi. dégg nga wax bi mais DRDR yi ñooy contrôler à la base. à la base waaw donc ils travaillent ensemble. DIGEM yore pré-base yi ñee yore les semences certifiées donc dispositif bi macha allah mi ngi fi. problème de moyens peut-être moo posé mais coowlu jiw fa mu nekk ak fi ñu koy waxee dafa sore te xam nga coowlu jiw fa la nekk au niveau de la recherche avoir des semences de pré-base tey entreprise yu mën a ful jiw li ñu soxla ci jiwu say Sénégal am na fi moyens yu ko ful am na fi mais nag semence de pré-base mooy ndey ji. waaw mais kooku du yéen a ko war a occupé yéen ñi nga xam noo ko war a occupé mais arrêté fa ñoom ñoo ñu jox pré-base bi. ñan waa recherche. waaw ñoom ñoo kii nu mu tudd. ISRA moo ñu jox pré-base. waaw mais quel est le problème de ISRA si fan boobu. waaw mais loolu nag ISRA xëy na la dal ñee dalaale na ko kooku nag c'est un problème d'état moo tax état il faut mu gën a jàppale pour que ISRA gën a am ay moyens pour que DIGEM ak DRDR yi gën a am ay moyens te foofu laay ñëw ci problème Samba. oui rapidement parce que véritablement Samba xam na ne man partagé naa carrément seen situation c'est une situation boo xam ne bii ñun dañuy ñaan sax président Macky Sall mu dimbali ñu ci trouver ñu ci solution parce que solution bi tey jii ci moom la mën a jógee càmbar nañ ko ci kaw càmbar nañ ko ci suuf ci moom la mën a jógee. tey nag problème bii dañu yaakaar ne baykat yi dong la laal waaye li Youssou Ndour wax ne ma dem ba coupé courant bi bu dee yow la. yaa ngi ñuy gaañ waaye bu lu yow que mu mën a doon yaa ngi ñuy gaañ waaye ñoom it seen mouvement bii. mi ngi ñuy gaañ ndax li tax mi ngi ñuy gaañ te ñoom sax daanaka dañu xaw a tooñ ci wet waaye nag ginnaaw suñuy mbokk na di suñuy frère. di suñuy jarbaat du ñu àgg ak ñoom ci yéen ñi ndax xam nga naka la leen gaañee. ni ñu gaañee xam nga lan la. da nga ñëw ci médecin bi di Cheikh Tidiane nga ne ko Cheikh Tidiane jox la benn bulletin d'analyse ne la demal ca gay mu. def analyse yi. gay yore laboratoire gay ne ma nangam nga may fay. ma fay gay analyser ba pare au lieu que mu jox ma résultat yi mu ne damaa xuloo ak Tidiane du ma la jox résultat yi. bon ñeen gay dafay jël seen xaalis ba pare daani dafa xuloo nguur di leen jox. waaw dafa xuloo ak sama médecin. du ma jox sama résultat moom jotewul dara ak kii ndax yéen dañ ko fay directement. ñun fay neen ñun analyse dañ koy fay. waaw analyse laa wax waaw léegi nag moom kon nag bulletin yooyu ñun ñii ñoo ko moom. waaw léegi moom jox leen seen bulletin. non su bulletin ñun moom lañu tey fi nag nii. ñu yore suñu gerte yore suñu jiw war koo mën a jaay amuñu ay bulletin d'analyse ñun daanaka dañoo fekk xeex boo xam ne bii ci kër suñuy bagage dugg fa ñu keppaale fa suñuy bagage. ah bon c'est une situation noonu la demee. noonu la demee nag noonu laa la ko mën a paraphraser. waaw dégg naa gars yi dina ci wax waaye nag. ñun ak ñoom daanaka nous partageons le lutte. parce que xam nañ ne lutte boobu ñoom li ñuy revendiquer nii ministre bi wax na ci télévision ci kanam ñëpp xam le ne. li ñuy revendiquer d'accord na ci le président de la République def naa le premier ma dégguma ko mais dégg naa ne àdduna ci assemblée nationale àdduna ci
ñun ñi nga xam ne ay acteurs lañ tamit ndi nga ci seen ginnaaw pour que ñu trouver solution ndax ñoom ñii dañoo am solo ci filière bi ndax bu ñu def 1,8 million tonnes ak li ñuy fi produire lépp ñoom ñi yàlla ak ñoom moo tax te bu ñu ko naree dépassé dañ ko war a dépassé comme ni nga ko waxee parce que Sénégal fi nekk nii chinois beeg yooyu yëpp jot coow xam nga lu jar coow nañu yokk production bi bu ñu dee def 1,8 million tonnes coow li am mais nañu yokk produit dem 3 millions de tonnes 4 millions de tonnes tey jii on a un marché de 1,5 milliard d'habitants muy la Chine mais buñ ko yàq mais nag nañ leen organiser comme ni ñuy intervenir waaye ñun nañu góorgóorlu produit ndax koo xam nga liggéey produit adduna da koo soxla bitim réew soxla ko ñëpp soxla ko mais lan moo des takk seen digg mbay mi nag ci la semence bokk boo amul semence certifiée bu baax doo mën a am rendement yu baax te loolu rendement yu baax mooy il faut ñu liggéey ci semence nag opérateur bi donc mënu koo régler baykat bi bu nee moom donc mën na koo régler mënu ko régler keneen ak keneen képp mënu ko régler ñoom ñi mënuñu ko régler dafa am yoo xam ne ñi am réew cay jàpp état bu jàpp ca banques yi jàpp ca ñu mën a régler le capital semencier de toutes les spéculations. nu progressé li wóor de mooy États-Unis bi nga xam ne ñoom dañuy wax pays libéral noonu ñoo fi dàq dañuy premier pays interventionniste en matière agricole si àddina bi ñoom la ñoo fi dàq subventionné même exportation sax dañuy subventionné seen ay agriculteurs duñu amee problème bu ndaw automatiquement dañuy réagir le gouvernement dimbal leen sur le coup te pourtant ay libéraux noonu mënoon nañ toog fee di seetaan il faut problème la waaw léegi par rapport ak li ñu doon wax surtout très rapidement nag parce que temps bi mi ngi pare jeex. waaw jërëjëf sëñ Makhtar président Thiam li mu wax ne ñoom ñooy gaañu ci xeex bi dëgg la. université da nga leen tooñ de ndax ne dañu jël dañ leen fay. waaw mais boo gisee enseignants yi di xeex. non dama ne gaañu noonu waxuma dañu tooñ mais dama ne gaañu noonu gaañu boo ko di. waaw ba doo gaañu ko ñoom Cissé aussi. gaañu gaanu nañ ci xeex bi mais boo gisee médecins yi bu ñu grévé malades yi ñoo ciy gaañu. enseignants yi bu ñu grévé élèves yi ak parents d'élèves yi ñoo ciy gaañu. loolu la état bi waroon na sóoraale aussi ne ñun ñii kat ëllëg bu ñu grévé waxuma la opérateur bi waaye population bi ñoo ciy gaañu wax 70% population bi moo ci nekk. ak koom-koom bi kañ nga ak koom-koom bi te yëglu woon nañ nag yëglu woon nañ fukki at ci gannaaw. rapidement yëgluwaat fukki ñetti at ci gannaaw daaw ji yëgluwaat nañ mais dañ ñu tànqamlu ñi xamal ne ko laboratoire yi ñu fi yor nii. ay laboratoire bien équipé la formation yi gars yi dañu leen former bu baax dañuy defaat recyclage au niveau international koo fi gis mu nekk chef de labo wala bureau semence bu ñu ko recruter defaat na jàngaat fii ci réew mi wala mu demaat defaat stage international yoo xam ni ñoom fooy lëkkalaat jiw rek la ñuy wax comme li ñuy wax xam nañ ko bu baax a baax lan mooy certification ak lan moo dul certification li ciy gaañ bi kay moo di ne ki koy def noonu nekk ci dina ci jëlee feebar laago gumba am na ñoo xam ne ñu balaa ñuy jël retraite faatu nañ ñooñu ñëpp ku ci am salaire 150 000 francs amu si nga bëgg nag léegi kooku alors benn administrateur bu tëdd fële di bind ay këyitam rek na réquisitionné naa d'accord dañ ko def mais dañ koy xamal na ko réquisitionné benn agent taxut service bi dox parce que fi mu toll nii Kaolack yëpp benn agent lañ réquisitionné ñun ñu ngi grève mercredi jeudi vendredi lundi bi mardi à partir de 11h ñëpp débrayé loolu au niveau national loolu la ñuy def ñun ñëpp te fas ñu gi dellu ci gannaaw te du jiw kese enquête agricole ak suivi mise en place campagne ak rapport hebdomadaire yeeg statistiques yeeg yooyu yëpp mu ngi ci képp ku fi wax ne voilà joxe nañ nangam ton wax nañ ni te parce que rapport ba moo ñëw nga lire ko ñu wax la ko synthétiser ko ci département ba région ba ci kii dañuy def rapport par semaine bu nekk gouverneur bu nekk da nga ko jot ministre bi dina ko jot alors ñooñu noonu nag bu fekkee ne benn nit boobu ñu yaakaar ne bu ñu ko réquisitionné bu semence muccee ren rek après affaire bi ñu door daaxaat ba déwén ñu ngi nax seen bopp di nax askan wi di nax baykat waaw yow ni ngay waxee nii bon duñ deful nànk mën na am année bi production bu xaw doy waar bon. dana bon parce que fi mu toll nii warutoon yoon toog di xalaat naan jot nañ étiquette wala jot nañ étiquette bulletin déedéet fi mu toll nii sedd na leen jiw jeex na ñu ngi xaar wala lu fa desagum loolu la ñu waroon xaar foofu la ñu waroon toll waaye waruñ ci noo toll est-ce que jiw ñu séddale am na étiquette wala amut étiquette ñi amut étiquette
ñi nga xam ne bloqué nañ leen c'est de ñu ngi foofu noonu wala ñi nga xam ne ñi joxe guñ étiquette ñi réquisitionné nañ ñi commencé léegi di joxe ay bulletins opérateurs yi di commencé di def seen mise en place wala di commencé loolu tollootuñu woon waruñu woon toll foofu la ngaañ bi nekk foofu la yàqu-yàqu bi nekk te damaa yaakaar ne kilifa yi nga xam ne ñi ñoo ñànk mbay mi surtout ministre de l'agriculture lu mu koy saafaraal mooy affecté nit ñi menacé leen réquisitionné leen loolu du ci wàññi dara parce que syndicat bi fii la ko fekk. waaw daan si dellusiwaat dégg nañu seen message. voilà léegi mu ñëwaat si Cheikh Tidiane Cissé waaw Cheikh li ñu dégg fii yëpp laa am ngeen yaakaar si mbayum Sénégal ëllëgam. waaw xam nga problème bi mooy li ma la wax léegi moo fi nekk gars yi dañ mel ni fi mu nekk nii ay dëmm yu jëfaru fi mu nekk nii li ñuy wax ñoom ñëpp tayatuñ ko ku nekk ngi ne da ngay porter sa plainte da ngay porter plainte sa morom waaye ñun nag ñoom ñëpp dañ leen porter plainte ñoom ñëpp. ndax li gën a métti mooy baykat bu bay ba nawet wàcc bu rendement jotee du am rendement dara du ko am kon situation bi foofu lañ toll capital semencier fi mu nekk nii buñ ko waxati léegi gis nga il faut que ñu recommencer à zéro recommencer à zéro nag mooy dinaa ko insister di ko insister ci kanam Thiam gis nga problème bi Thiam man li ma gëm mooy il faut ñu uniformiser dégg nga maam semence et non pas ku ci nekk rek mën a dugg ci semence génn ci semence il faut ñu uniformiser ko ñi nga xam ne ñooy saytu semence ñu saytu semence di ko jox en amont dégg nga maam ñi nga xam ne ñoo koy jëfandikoo man loolu laa gëm opérateurs yi nga xam ne am nañ xaalis nañ dem ci mbay mi bu ñu demee ci mbay mi dégg nga maam yokk production bi parce que am nañ finance am nañ le matériel dégg nga maam bu ñu demee ci mbay mi bay dégg nga maam jublu ci commercialisation mais semence moom comme que c'est un problème bu nga xam ne c'est scientifique te ñi nga xam ne dégg nga maam ñoo ko war a yore ils sont capacités sur tous les niveaux parce que mën nañu recruter bac plus 4 mën nañu recruter bac plus 5 ñooñu dégg nga maam c'est des gens yu nga xam ne qui peut le plus peut le moins qui peut le moins peut le plus lu opérateur bi man industriel bi moo ko gën a man te loolu dafa existé woon donc man li ma gëm mooy opérateurs yi nañ dem ci tool yi fekk fa baykat yi ñu ci mën a jàpp surga ñu jàpp leen surga ñu bay 3 millions de tonnes ba 4 millions ba 5 millions de tonnes ñu jéem koy doppe parce que am nañ moyens financiers yi bu engrais jotee mun nañuy joxe engrais bu doy dégg nga maam bu matériel agricole jotee mën nañu jënd ay machines ñu jox leen suuf si ñu bay li ci des nag ñu bàyyee ko ñi nga xam ne dem ñoo ko yore man loolu laa joxe comme source de solution mu déparé en amont ñëw en aval dégg nga maam mu nekk une ligne tangente bu nga xam ne dafay une ligne droite lay doon mais tant que dégg nga maam y a des séparations de gauche à droite ku nekk dégg nga maam yore dégg nga maam te affaire bi duñ ko mën a encadrer du dem ñii ngay gis nii fi mu nekk nii mais ñoom c'est comme une goutte d'eau dans l'encadrement ñoom fa leen di gis ñoom ñëwuñ visite de terrain ñoom xamuñ ñu évolution teel demee carré de rendement yi gars yi wax nii yëpp yooyu c'est des faux problèmes gars yi ñii matuñ dara c'est des nombres yu ndaw a ndaw. donc dañu war gën a recruter encore ñun daal ñun on est laissé pour compte ñun daal baykat yi fi mu nekk nii naa la ne ren bu passé déwén ñëw dara jublu mbayam gerte dafay jeex ci réew mi. mais président nag nee na agriculture mooy le moteur de la croissance pour seen PSE dégg ngeen ko yéen ñëpp. moom kay lu leen koy tontu xam nga président dafa ne bi Covid bi ñëwee daf ne fi mu nekk nii Covid bi agriculture rek moo ko ci mën a génne. waaw comme dëkk mu yëpp jël 20 milliards yokk ci 40 milliards yoo nga xam ne moom lañ. 20 milliards yooyu fu ñu jaar. 20 milliards boole ay sintas. 20 milliards yooyu laaj ko Samba parce que 20 milliards yooyu lañ estimé daf ko 1 million 800 mille tonnes te finalement ñun xam nañ ne 1 million 800 mille tonnes yooyu ñoom seen bopp sax xam nañ ne 1 million 800 mille tonnes yooyu mënta exister parce que ñun ñu nekk ci terrain bi di bay xam nañ rendement bi nu mu demee donc problème bi mooy gis nga situation bii nañ waxante dëgg ñu seetaat problème bi pencoo ko. waxtaanee ko ñu seet dégg nga maam lan mooy solution bi sa base ba nag lay déparé si ISRA parce que semence amatu fi ñu déparé si ISRA bi nga xam ne dégg nga maam mooy ndey alikala gi ISRA bi nga xam ne dégg nga maam tey jii moo waroon a génne dégg nga maam pré base yóbbu ko si géej amatuñ loolu pour def ko amatuñ les moyens financiers seen tool yëpp jaay nañ ko wala maye nañ ko xaw ma delloo nañ ko baykat yi
boo demee dans le Cagne-Mor ak yeneen zone yooyu yëpp léegi dañ ko dagg par hectare jox ko baykat yi ñoom fan la ñu multiplier kon xanaa ci vallée bi la ñuy multiplier. ah waaw donc problème bi mooy loolu xaju si kii bi léegi nag man xam naa ne émission. way jeex na non moom koy yàgg léegi li ma bëgg a wax daal. oui maa ngi gërëm sama soxna di gërëm dégg nga maam ñi nga xam ne ñoom heure bu ma jógee ñu jóg muy Birame Faye ak Babou Thioye ak ñi ci des ñoo ñëpp maa ngi leen di gërëm nag yéen waa Sud FM parce que yéen seen rajo bi dafa nekk rajo bu nga xam ne dañ leen di écouter te mbay ngeen def ci volet bu nga xam ne dafa am importance yéen seen dossier da ngeen koy jël du début ba mu jeex tàkk kon ñu ngi leen ciy gërëm yéen ñu ngi féetoog ñun en tant que producteur. jërëjëf monsieur Thiam yaay tëj bokk. sa dernier mot. jërëjëf waay bon donc xanaa ñëw bi di santaat rek di sant rajo bi ki ko jiite ak technicien yi ak yow mi nga xam ne bi yow lañ toogandool di sant le secrétaire général Samba Gaye di ko wax ne ko nous sommes des partenaires nous sommes membres d'une chaîne de valeur donc ay maillons la yoo xam ne dañoo war a jàppante te lu metti kenn ki dafay metti ñi ci des tax si un maillon se rompt toute la chaîne tombe di remercier aussi monsieur Cheikh Tidiane di ko xamal ne mbay mi bu yeboo ñu am ci espoir ndax suñu réew yi daanaka mbay lañ gën a jekku te 70% de la population ñu ngi ci àll bi tey boo demee doxantu ci àll bi xam ne suñu àll bi kenn béy ko ay mbooy ngay gis yu s'étendre à perte de vue te mbay mi man dama ci invité tout le monde d'abord baykat yi laa ci njëkk a invité ndax pour ñu gëm mbay mi ndax nit ki loo xam ne li gëmoo ko mënoo cee jariñu. voilà fi mu nekk temps bi ni joxoon jeex na may fàttali ñoo ngi doon yéen ngi doon déglu mbokki auditeurs yi seen émission waaru tey ji mu jubloon si affaire ji bi dégg ngeen liñ si jot wax defe naa leer na si seen xel te wax nañ si ay wax yoo xam ne lu am solo kii nag moom dafa nekk ndorteel rek waaye am naa yeneen jamono yoo xam ni puisque moo nekk d'actualité dans si dellusiwaat gën xóotal mbir yi ñi fi teewoon yëpp ñu leen di gërëm Samba Gaye bi nga xam ne moom également mooy amee syndicat Sintas bu dajalee ñi nga xam ne ñooy travailleurs ak techniciens agricoles yi Cheikh Tidiane Cissé également di président association agriculteur bu Kaolack secrétaire général voilà Modou Thiam moom tam bi nga xam ne mooy président wu UNIS également ñoom ñëpp ñoo ngi leen di gërëm également sunu partenaire LBA la banque agricole bi nga xam ne moom tam mi ngi jàpp bu baax si loo xam ne dafa jublu si production nekk lu am solo ndax production moom du barewul def naa kenn warul wax mbirum autosuffisance ki nga xam ne tam moo doon ñiy intervenir tam ñoo ngi leen di gërëm également ak sunu auditeurs yi ñu doon déglu Assane Thioune moo nekkoon si technique bi Makhtar Sall doon leen présenté seen émission waar wi jërëjëf yéen jox dox daje bañeen yoon